mbokki Sénégal asalaamaaleykum ñun ñoo dellu si fas yéene waxtaan ak yéen jëme ko ci tolluwaayu réew mi li ñu yàlla boole te moom rekk lañu am muy réewum Sénégal am fu mu toll ci jamono waaye mu bokk kook àdduna bi wërngal këpp ñun ñëpp ñoo ngi dund lu mat léegi mu war a mat ñeenti weer bi mu dooree fële ci Chine ak ba bi mu duggsee ci réew mi defe naa gën saa gàtt war naa def ñaari weer ñoo ngi dund ñun ñëpp situation boo xam ne seetlukat yeeg ñiy gëstu ci taarix ak ci histoire nee nañu dafa mel ni guléet la ci àdduna ndax ay crise yàgg naa am ci àdduna yi ci gën a yees ca ñu mën koo fàttali mooy lu mel ni ay crise de 1929 30 muy lu mel ni li weesu première ak deuxième guerre mondiale waaye ba li ci mujjee rek diggante 2008 ba 2011 amoon nañu benn crise financière boo xam ne xawoon na jaxase àdduna waaye lu ni mel moom mi ngi doog a am ndax yooyu yëpp musul bloqué àdduna jamono guerre mondiale sax nit ñaa ngay liggéey ñi war a xeex ña nga ca front ba di xeex waaye usines yaa ngi tourné ndax il faut ñu defar ay armes il faut ñu defar lu nit ñi di lekk il faut ñu defar tenue nit ñi di sol bureau yaa ngi tourné donc dafa am économie bu ñuy tuddee sax économie de la guerre waaye jamono ju mel ni bii nga xam ne àdduna ci boppam moo taxaw nit dematul nit dikkatul usine tàkkatul dara doxatul defe naa loolu guléet la ci àdduna moo taxoon ñun ñëpp ñu jël natt bu waax tolluwaayu àdduna natt it danger bi nga xam ne mi ngi doon yoot àdduna bi yépp te Sénégal bokk ci àdduna bi ñu ne woon situation boobu dafa am comportement bu mu war a ànd ak ñun dafa am comportement bu ñu war a àndeek moom mooy situation de crise ak situation wu temps normal mu ñu ñoo bokk nooy doxale moo xam acteur politique nga moo xam syndicat nga moo xam kilifa diine nga moo xam citoyen lambda nga moo xam association sportive nga doxali ni mënul doon benn moo taxit gannaaw buñ leen nuyoo ndokkeel leen it ci lii nga xam ne moom la ñuy dund muy xéewal di weeru koor gannaaw bu ñu génnee ci temps de carême nga xam ne ñi bokk ci diine chrétien dund nañ ko enchaîné dugg ci lii di weeru koor muy ay weer yu barkeel ñu ngi ñaan yàlla barke yi mu wax ci weer wi mu may ñu ko ñun ñëpp mooy na doon weeru yërmande ci ñun mu wàcce yërmandeem bu doy ci ñun te bi ci njëkk mooy mu dàkkal ñu jàngoro ji ba mu sori jóge ci àdduna ñaareel bi mooy na doon weeru njéggal ñun ñëpp ay tooñkat lañu yàlla nañu yàlla jéggal ñetteel bi mu doon weeru goreel ci safara yàlla na yàlla goreel ñépp ci safara
ñuy jéggalu it lenn ci suñu mbokku presse bi ndax lu mel nii suñ ko daan def salle bi day fees del ñépp mën cee jot mën a couvrir daal di transmettre waaye xam ngeen ni jamono bii ñu nekk muy jamono pandémie jamono mbas munoo dajale ay nit ñu bari pour def conférence de presse moo tax ñu joxoon ndigal suñu service de communication mu seet lenn rek waaye dañ koy jàppe rek fardul kifaaya mooy bu ko ñenn ñi teewee teggeeku nañu ci des ñëpp te ñeneen ñëpp mën nañu jëlee ci ñi fa teewoon ñi wax ni sénégalais yépp dégg nañu seeni mbébét fan yi weesu jot nañu ay woote yu bëri yoo xam ne jaar na directement ñëw ci ñun wala indirectement jaar na ci suñuy collaborateur sénégalais yu bëri yittewoo woon ñu génn wax ci mbir mi ñaari mbir moo taxoon boobu ba léegi ñu ne nañ ci ànd ak tey bu ci njëkk bi cof naa ko tuuti mooy situation exceptionnelle dafay laaj nga am doxalin bu exceptionnel it permettre ñi nga xam ne ñoom ñoo yenu mbir mi ñu mun a liggéey ci xel bu dal ba ñu gis fu ñu jëm ak nit ñi nga doog cee mën a àddu loolu nag li xew ci fan yii rawatina barki démb won nañu ni fi ñu jëmee réew mi baaxut moo tax ñu ne wax dafa jot ñaareel bi taxoon ñu noppi boobu ba léegi mooy dañu jàpp ne la ñu waroon def ci jamono def nañ ko ndax bi mbir mi ne këtt ne jonn dañ ñoo woone dañ ñoo bëgg a consulter bu dul woon lii wala bu doon ci yeneen circonstances yu bokkul ak lii biir na sénégalais gu ne ni ñun ñii dañu dem taxaw palais ndax amuñu fa yitte may feddali ni dañoo mës a wax ni ñun defuñu opposition personnelle amuñu noon ci langue politique gi opposition idée la ñuy def dañoo àndul ak Macky Sall ci ni mu yore réew mi ak fi mu jëmale réew mi moo taxoon dañoo mës a wax ni demuñu toog ak moom parce que amuñu lu ñu war a wax ak moom lu dul su dee réew mi gis nañ ni danger am na fi loola waraloon bi ñu wootee dialogue national ñu ne leen ñëwuñu fa ndax amul lu ko justifier génn nañu élection bal tàkkul coow amul manifestation amul kii génn nee na moo gagné am na 58% ñu ne ko état baa ngi nii budget ngi nii administration ngi nii diplomatie ngi nii demal nga wane sa mënin nga def sa programme ñun ñu dem opposé wu kon ñun dañoo logique dañoo am cohérence ci li ñuy def bi ñu demee ba gis mbas mi ñëw ñu xam ni lii nag danger la moo tax keroog bu ñu woowee teewe nañ fa ànd ak nag bañ fay dem xamoon amul dara luñ fa doon xaare loo xam ne lu sérieux la dara waaye contexte bu ñu tolloon ku ñu woon nga ne dew ma sénégalais ci boppam ñoo dul comprendre nga bañ a dem waaye amul dara luñ fa doon xaare ndax jikkoog borom lu kenn mënul far la ñu dem ca bañ ca génne it bokk nañ ci ñu néew ñi fa dugg génn ne ñun duñu joxe carte blanche parce que profito ci yu mel nii tiital sénégalais yi tiital leen ba ñëpp dugg ne wiiw carte blanche lu waa ji wax ñu ne gongo lu mu andi ñu ne nañu wote ñun bañ fa génnee yéen a ngi fàttaliku foofu la ñu taxaw ci perrongu présidence ne li ñu gis dalul suñu xel ndax bañ fay dem dañ faa dem
yóbbu fa suñuy laajte yu leer nañ ba ñu demee amuñu tontu ya yenn it nga xam ne annoncé woon na ko ci discours bi mu defoon la veille ñu wax ci ni lii ak lii ak lii d'accorduñu ci jàpp nañ ni du lii lañu war a def moom it luñ ñu digoon foofu mooy bi ñu laajee ñu présenter ñu un programme détaillé chiffré ligne par ligne rubrique par rubrique dañ ñu ne ministre yaa ngi cay liggéey bu soobee yàlla fii ak ajjuma di ngeen ci jot ba tey ba sànq jotuñu ci kon ñun jàppoon nañ ne la ñu waroon def ca jamono jooju def nañ ko ñu doxaat tuuti présenté wu ñu programme waxuñu ñu lu ñu bëgg a def ak fi ñu bëgg a jëmee ñu ne dañuy saisir assemblée nationale pour mu joxe loi d'habilitation boo xam ne normalement situation de guerre rek la ko constitution bi prévoir loolu bi mu amee it Sénégal yépp seede nañ ni bind naa li may bind ne man de en tant que député donte ci ni ñuy fonctionner fexe nañu ba ñun duñu mën a teew assemblée nationale man Ousmane Sonko voté wu ma plein pouvoir bu ñuy jox Macky Sall mu def lu ko neex ndax lu ñu joxul Donald Trump te tey Amérique moom moo gën a garaawle fuuf Sénégal joxuñu ko président français Macron joxuñu ko Angela Merkel joxuñu ko Italie joxuñu ko Espagne foo xam ne tey nit ñi ngi faatu par milliers joxuñu leen loolu lan moo waral ñu war koo jox Macky Sall fii Sénégal def naa àdduna ba mu daj ñaari régime wala ñett ñoo réclamé loolu ñu ne leen d'accorduñ ci suñu baat ca kaw te bokk nañ ci ñu néew ñu ko bañoon tamit lii mbokk yi moo taxoon ñu ne la ñu waroon def nañ ko gannaaw loolu nag nañu toog taaxirlu seetaan jël suñuy not xool li nit ñi di def xool fi ñu jëm bu wax jotaate dinañu wax bu soobee yàlla kon suñu mbokk diaspora yi dégg nañu seeni mbébét contacté ngeen ñu suñu mbokk enseignants yi dégg nañ seeni mbébét contacté ngeen ñu ci ouverture classe bi enseignement privé bi contacté ngeen ñu ci jàqare bi ngeen am ci tëju école bi te amul mesure d'accompagnement kilifa diine yu bëri jokkoo nañu ak ñun wax seen jaaxle ci lépp lu jëm ci tëjum jàkka ak tëjum juma ak ñeneen Sénégal yu bëri woo nañ ñu ne ñu ñun de dund gi ñu doon wax ba léegi gisaguñu ñu wax leen ni suñu noppi gi ñu noppi woon du woon dëddu du woon ñàkk a yëg waaye communication en temps de crise bokkul ak communication en temps normal bokkul ak communication de crise moo taxoon ñu ne la ñuy dajale bu wax jotee nañ ci wax gannaaw ga ma ne lii am nii occasion la woon boo xam ne waroon dañ ci mun a dajale sénégalais yépp ci ñu bokk ndey bokk baay xam ni lu weesu suñuy xiiroog ngaayoo politique lu weesu suñuy wuute ci gis-gis ak xalaat lu weesu suñu diversité ci wàllu diine ci wàllu ethnie ci wàllu leneen ak leneen ñun ñoo bokk Sénégal te Sénégal moo soxla ay doomam fi mu toll nii occasion la woon boo xam ne gëm naa ni dootul amati ñaanuñu yàlla sax mu am ñu waroon koo mën a jot ci lu gàtt walla lu yomb lan lañu waroon def mooy d'abord ñu consulter nit ñi waxtaan ak ñoom consulter nit bokkul ak recevoir nit palais wax ak moom 30 minutes mu dem yoonam loolu du consultation
loolu benn cirque bu mag la rek bu ñu organiser woon ñun bañ ñu ciy woo dañ ñu ne opposition parlementaire bi la président wala recevoir waaye keroog gis nañ ni mujj gi kenn xamatul lu mu doon loolu du consultation du concertation mooy li Amérique def France def ko keneen def ko mooy da ngay defar sa programme bu leer nañ bu détaillé rubrique par rubrique ñëw toog ne gars yi lii laa bëgg a def lu ngeen ci xalaat ñu waxtaan ba dëppoo ci teg terewul it yow mi yor nguur décision finale war nga koo mën a jël ci gannaaw nag bu mu jaaree assemblée nationale waaye jaaruñu foofu lañu def lay la woon dañ doon layoo nit ñi nee naa ñun bañ cay dem xamoon nañ ni dañ ñu layoo waaye contexte day am fu mu toll da ngay xam li ngay xam dem def li ngay def waaye xamoon nañ ni amul dara lu sincère lu lal woote googu concertation discussion ci démocratie nag lépp lu jëm ci gouvernance lépp lu jëm ci alalu réew mi ña ngi koy discuter ci assemblée nationale réew yépp noonu la ñu def Amérique def nañ lu mat 15 jours di discuter congrès ba mënuñoo d'accord point par point ligne par ligne bi ñu paree document bi ñu génnee 1000 pages la 1000 pages ne 2000 milliards yi ñu jox Donald Trump 1000 pages yii la lu ñu ciy jëndee gerte caaf sax dañ naan lii gerte caaf lañ koy jënd defu ko boo defee loolu ba pare la décision di doog a ñëw boo consulter nit ñi bu ma nee consultation nag toutes les couches sociales laa wax kilifa diine yi imaam yi artisan yi keneen ak keneen transporteurs yi consulter leen ci base programme boo xam ne lii laa fas yéene def ci secteur bu nekk bu loolu jeexee nag da ngay jël sa décision alquran dafa ne wa shaawiruhum fil amri nang leen consulter consultation dafa am solo loolu la ñuy taggee njiit mooy da ngay mun a d'accord di diisoog nit loolu wàññiwul dara ci sa pouvoir waaye jàpp ni man maa xam man maa mën waaye après tout c'est moi le président ñi la war naan la wiiw yow dong la moo tax booy mbëkk mirit yow dong nga koy mbëkk te dinaa ci dellu si bu loolu weesoo nag décision yi ngay jël dafa war a am cohérence dafa war a am ci décision yi boo gisee coow li yépp am dañoo jël ay décision yu incohérente dinaa ci dellu si cohérence mooy décision yi méngoo looy def na nga ko boole ñépp looy def nañ ko mën a lënkale ne lii nga def fii ak lii nga def fële méngoo na mën nañ ne lii jaaru na bu loolu weesoo nag nga appliquer mooy nga jëfe gi bu doon jaar na yoon li ma wax ni yépp suñ ko defoon niñ ko war a defee soxlawul tey naan day teg ay comité de suivi parce que bu ñu arrêté li ñuy arrêté ba jaarale ko def loi de finances rectificative assemblée nationale voté ko administration moo koy appliquer les corps de contrôle vérifier ndax niñ ko appliquer baax na soxla woo di dajale ay nit naan société civile ñëwal fii parti politique ñëwal fii un parti politique n'est pas un exécutant de l'État parti politique ci sottante xalaat nga koy laaj waaye su desee lu dul exécution c'est l'administration qui exécute que ce soit l'administration civile wala l'administration militaire moo tax kilifa politique doo nangu ñu lay dugal ci yooyu nga dem naan maay contrôler ñaata kilo ceeb la ñu joxe ak ñaata litre diwlin la ñu joxe loolu du rôlu kilifa politique ñàkk a wekk mooy tax ñu naan kilifa politique ñëwal di compter pepp ceeb bi application boobu it dafa war a ànd ak transparence mooy mbir mi jaar yoon leer parce que xaalisu askan wi la te dërëm gu ne war nañoo xam fan la dugg 15 gu ne war nañu xam fan la dugg te yooyu yëpp naa ci dellu si transparence boobu it dafa war a ànd ak communication di wax ak askan wi ci mbir mi ci dimension yépp nag muy dimension sociale
muy dimension sanitaire muy dimension économique bi dafa war a ànd it ak évaluation mooy xayma soo jëlee ay décision ne fii laa bëgg a jëm balaa ngay dox ba si yàgg nga ne changé naa xanaa di nga xayma ba ne ah décision yi ma jëloon lii moo ci baaxul lii moo ci baax ba tax ma war a ba changé waaye xëy rek ne changé naa à 380 degrés te kenn évalué wul li nga jotoon a def problème am na évaluation boobu nag moo mën a andi enfin li ñuy wax réajustement mooy defaraat mooy xoolaat nuñ koy rectifier lii nag introduction la woon pour ñu gën a xam la may wax lu mu doon lii dañ koo defut safaan wala ñu def moo tax mu andi ñu fii ñu nekk nii ole ñu def loolu li ci njëkk mooy dañoo def li tubaab di wax cavalier seul mooy dañoo xëy génne seen décision def seen répartition li war a dem ci ceeb li war a dem ci diwlin li war a dem ci ay garab ak leneen amul kenn kuñ ci waxtaanal